jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV tey ji nag ñu ngi fii ci Balabougou nag mi ngi nekk ci commune bu Nguéniène ku wax Balabougou wax coowum suuf si nga xamante ni amoon na fi gis ngeen sunu image yi nga xamante ni génne woon nañ ko ci bërk démb ba am ñoo xamante ni gaañu woon nañ ci am ñu jàppan ak takk der yi mu nekkoon nag coow loo xamante ni doxoon na seen diggante ak Prodimel ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi ndax nag nee nañu suuf soosu nga xamante ni moom la ñu am pour bay ci pour dund ci dañ ko bëgg a nangu ci ñoom loolu nag ñoom nee nañu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg loolu taxoon nag Mbour TV daal di déplacé wu daal di ñëw fii ci Balabougou fekk leen fi ngir waxtaan ak ñoom ci coow li nga xamante ni moom moo fi amoon kilifa gi noo tudd. Ndéné Diogul. Ndéné ba yaa ngi ci jàmm. jàmm bu bari. waaw Ndéné mën nga ñu wax tuuti rek ci histoire Balabougou. waaw loolu mën naa la ko wax ndax bi ma juddoo ba tey fii laa juddoo am naa juróom-ñaar fukki at ak lu teg booba tey jóguma fi fii la ñu ma jure fii laa jure sama njaboot ak li ma yaakaar ci àdduna fii laa ko yaakaar bu ma juddoo ba tey mosuma dem fen sama gune yi ak sama baay ak sama yaay fii la ñu juddoo booba ba tey maa ngi fi génnuma dem Dakar génnuma dem fen suuf yi nag ñu bugg a jël suufu Balabougou waa commune Nguéniène bugg ko jël ci sama loxo man d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg. ndax nga doon ci suuf si. suuf yi waa dëkk bi ñoo ma teg président éleveur waa dëkk bi ñoo ma ko teg man teguma ko sama bopp waa dëkk bi moom ñoo ma ko teg. ñoo ma teg président éleveur keroog bu ñu may teg léegi maak Mbaat Ndiaye la woon Koor Senghor bu Njaanda Mbaat Ndiaye moo nekkoon président Mbaat Ndiaye jóge fi ñu wax ma ne yaa fi ne ñëpp jóg ne yaa fi ne ma ne kon feet yéen a ko wax man itam dinaa fi ne Koor Senghor topp ci sama kaw Ablaye Senghor nekk trésorier ñun ñi ñëw fi nekkoon léegi nag lu xew ci suuf gi te man itam suuf li laa yaakaar population bi ñëw ne ci waxal ci lii man mënuma ñàkk a wax ndax mooy yaakaaru dëkk bi mooy yaakaaru mboolo bi te mboolo bi luy taxaw fii ci nag ut na 7 junni nag ak béy ak xar population yi bépp loolu la ñu yaakaar ci suuf yooyu kon suuf yooyu bu ñu ko buggee jël ñëw nag ci téeméeri hectare ak lu tëj duñu ko nangu mënuñu ko nangu ndax amuñu pexe tey amuñu pexe ëllëg. kan moo ko bëgg a nangu ci yéen. ku ñu wax Moussa Ba Prodimel moom daanaka dafa jël suuf yi yëpp ndax Balabougou am na fi tool bi nga xam ne tool boobu 2 téeméeri hectare la amaat tool Njëmaan yooyu yëpp ci commune Nguéniène la. mu bugg a ruq bi rek moo fi des jël na fi tool jël fii tool mu des ruq bi mu ne dina ko jël farngelu dëkk bi kenn du am fu mu gëni loolu itam duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bugguñu ko tey bugguñu ko ëllëg te waa dëkk bi kenn nanguwul bu ñu waxee ne borom kër benn kër rek la ku wax loolu waxoo dëgg ñu koy bañ upp nañu junni nit ñu koy bañ upp nañu junni nit kon loolu laa leen mën a wax. tool bi lan mooy njariñam foofu 100 hectares yi ñu bëgg a jël fu mu toll nii lan mooy njariñam. mu ne xaal lay béy xaal boobu nag jëriñu ñun dara lu dul yàq suñu suuf. dañu ciy def dañu ciy béy di sami dañu ciy béy ci sami suuf yooyu mooy suñu sutura mooy aar dëkk bi ku yor jur nga bu yàlla tawee nga yóbbu ko foofu ndax jur xajul ci biir kër suuf yooyu loolu lay jëriñ ku sa tool manqué nga tuuti tool dugg ci gis nga waa Nguéniène Poul dañu dugg ci suñu suuf bi ndax suuf bi tool yooyu yëpp waa Nguéniène Poul ci suufu Balabougou la ñu dugg te suuf yi daanaka jeexal nañu ko ruq bu des fii tuuti la lii laa la mën a wax
gis nga suuf yi jeexal nañu ko ci ñun ñii la ñuy xeex waa commune gi ñun la ñuy xeex. commune bu Nguéniène. commune bu Nguéniène nañ la ñuy xeex. lan moo tax. xaw ma lan moo tax. ndax ñun jur la ñu yaakaar. amuñu pexe amuñu fonctionnaire jur la ñu yaakaar jur yi ñu yaakaar nag mu ne jur yi dinañu fu jóge loolu itam wax dëgg yàlla amuñu ci lu ñu mën a wax loolu d'accord ñu ci tey duñu ci d'accord ëllëg ndax gis nga man mii lu mu tuut li ma pikiir ci nag ren mot na juróomi téeméer yi nag ci kër gi juróomi téeméer yooyu nag ndax xëj na ci biir kër. xëj na ci biir kër. loolu nag mën naa la woon sama kayit nga gis li ma pikiir mu ngi fi kon da nga am li nga xam ne nag nit bu ñëwee di la foqati sa loxo ne maa la ëpp doole def lu ne boo mënu la nangu ñu yeew la. lu ko waraloon dañu toog a toog ba boori di 10 heures commandant bi ñëw jaar fi ñëw wër kër gi nombe. ma ne commandant bi. ma ne lii lan la mu ne kii dafa indi tracteur bi ci àll bi ne dina ko ruuj moo tax mu def lii ma ne kaay leen ñu waxtaan ñu toog ci kër gi am xale yi nekk foofu mu fekk leen foofu di jàpp gis nga suñu gune yi ñuy jàpp ak waa dëkk bale ñu fekk yooyu di jàpp ñuy daw ñuy jàpp te mu ñuy jàpp leen gis nga bu ñu jógee ñun mag yi nañu arrangé lii ñuy door fetel di dool ay pétard lu ñu def nañu ko foofu di saanante ay xeer te ñoo indi xeer yi gendarme yi man xeer yi gis naa xeer yi waaye ci seen oto laa ko gis waaw bu ñu saanantee xeer yooyu nag bu gaañ suñu xale yi mu ne dañu xeex ak ñoom waaye kenn xeexul ak ñoom ñoo ko def gis nga commandant bi bu ñëwee dafa wër kër gi nombe xam nga ne loolu jaaduwul ndax defuñu ko dara mu wër kër gi nombe bu ñu jógee gis nga ku jëkk a dem mag la mu ne jàpp leen kii famille joogul la ñu jàpp ko keneen dem mu ne jàpp leen kii ñu jàpp ko bu ñu jàpp ci fukki nit ak ñaari nit yooyu rek ñoo dëkkul ci kër gi te ñëpp dañuy arrangé ñëpp dañu ñëw arrangé gis nga idi male ñëw ne man de ana xam nga ne kooku jàng na arrangé laa bëgg nañu arrangé ma ne arrangé amul. ku wax arrangé amul. commandant jàpp rek di yeew jàpp rek di yeew bu jàpp fukki nit. waaw loolu la waxoon. gis nga bu ñu defee noonu xam nga ne man ma soog a ma dem toog ci garab gale def nii waxuma defuma ak yeneen kilifa ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi la ñu dëkk waaye ñëwuñu motoon na fukki nit ak ñeenti ma toog ci seen biir mu ñëw ba ci man jàpp foofu ñaari nit yóbbu dellusiwaat ne yow di nga dem. yow sa bopp man di nga dem. ma ne lan laa def bay dem mu ne di nga dem ndax yaay kilifa bi te mënu ma la fi bay ma ne xeexuma xuloowuma waxuma ndax di arrangé nga ne di nga dem mu ne di nga dem ma ne accanu dem lii la mu yóbbu la mu yóbbu ma ñun booba ba tey ñu ngi toog ndax keroog bu ñuy ñëw si def lu wax ne su ngeen demee toog leen bu ngeen gisee kayit ngeen ñëw wuy si bu leen gisul kayit bu oto bi ñëwee di ruuj bu leen ko faale bàyyi leen ko ba ñu atte leen oto bi nag ñëw na wow naa leen ne arrêté leen ko ñu bañ ko arrêté ma ne arrêté leen ko ñu bañ ko arrêté ñun ñag pour ñu demati foofu buggatuñu ko ndax xëy nañu jox ndigal fekk jox nañu ndigal te duñu weddi ndigal loolu moo tax demuñu arrêté ko mu ngi nii ci àll bi di ruuj. oto baa ngi ruuj. mu ngi ruuj de. bi moo ko def. maire moo ko def. moo ko def. moo ko def. lu mu def. moo wax ne tool bi dina am far forcé dina am. moo ko wax de. maire bu bees bi. maire bi bees bi moo wax ne tool bi dina am. ñun dañu wax ne d'accord ñu ci tool bi bëgguñu tool bi. commune bi daf koy joxe ci loo xam ne du yoon projet bi muy wax am na fi 300 hectares ci suuf si 300 hectares bi fu mu ko amee mooy fi ñuy samee nag yi
bon li des suñu digganteeg Malicounda presque jeexal na ko commune Nguéniène bariwul suuf forêt classée bi dafa lakk genn wàll bi et ba commune Nguéniène yëpp ci suuf bi la dese suuf bi presque mbedd la du comme maanaam àll boo xam ne dafa nekk àll bu yaatu mooy àll bi nga xam ne moom la nag commune Nguéniène yëpp dafa dajaloo boo jëlee Nguéniène. mooy 100 hectares yi. mooy 100 hectares yi. 100 hectares yi mbedd lay daj. 100 hectares yi sax xëjul ci àll bi lu ñuy wax xëju fi te nag fuñ koy sàmmee ci loi laa lay wax nag waxuma la comme maanaam la commune di coow li loi bi loi moo ëpp délibération doole loi bi def ne conseil rural bu ne nag jur yi nga yor chaque jour booy laal ci seen àll da ngay calcul yan jur ñoo fay dund nga ne waaw léegi jur yi lii la ñuy dund nga woo samakat yi ne àll bi kat yéen a koy jëfoo waaye àll bi dama soxla ci lii loi bee ko wax nag waxuma pour ay maire moomul suuf domaine national la askan bee ko moom mu ne leen lii laa soxla ngeen waxtaan ci ba d'accord loi bee ko wax man boobu du commune benn maire amul droit pour ñëw 100 hectares global nga dagg ko ci suuf amul délibération gu Nguéniène la yem loi bi ma tënke moo tënke Sandiara moo tënke Sénégal bon lu mu wax moo gën a ëpp garanti li délibération gu Nguéniène. est-ce que maire bi woo na leen waxtaan yéen ñi nga xamante ni yéen a seq loolu nga xamante ni moom mooy suuf si. dañ koo sàcc. ah dañ koo sàcc dañu sàcc suuf si délibéré ko dañ koo sàcc naka lañ koy sàccee bu fekkee ne def nga délibération war na toog 1 mois sous préfet bu fekkoon ne éleveurs yi dañ ko yëgoon avant sous préfet signé ko dafa war a toog 1 mois ci sous préfecture mu déglu ndax dina am ku bañ bu fekkee jëkk éleveurs yi xëy na ñu gis oto buy liggéey bon sàcc la man sàcc laa ko def ngir bu fekkoon ne yeggoon nañ ko avant sous préfet approuvé dinañ dem ci moom ne ko loolu kat mënul nekk te ci yoon bu fekkee ne bañ nañu dafa war a ñëw ne lii kat joxe naa ko délibération aw leen nii ma aw fi. mais moom moo ko délibéré wala régime bi fi nekkoon avant muy ñëw. waaw régime bi fi nekkoon moo ko délibéré waaye presque c'est la même régime la ñoom ñëpp ay conseil la ñu woon rek lu fa nekk ñoom ñoo ko def amul kee def lee kee kun pale mënoon na am xalaatam nag bu fi ñëwee bu fekkee ne comme maanaam respecté na askanam respecté na alal bi nekk ci commune bi alal bi nekk ci commune bi respecté wu ko buggu ko ngir bañ nañ ko sax booy def réunion def lay naan ay ñetti nag ñeenti nag est-ce que xam nga ñaata nag mooy Dembour nag fii ci biir commune bi weer bu ne dina fi dugal 220 000 ci commune bi nag bon yaakaar naa nag am na njëriñ ci commune bi kenn warul fu ñu koy samee mu jël ko fii mbedd bi Nguéniène séeréer la jóge continuer dugg Balabougou Dembour benn mbedd bi Mbodiène la jóge moom la ñuy jaar ñun ñi continuer booy dem Jolof Foua Aga Kariñ Mar lépp seen plan ngi fi àll bi nga gis ni délibération la amoon seetuñu ko dañ ko joxoon nag yi ci Tamsir Ndiaye nag yi dañ ko koy joxoon waruñu ko woon a laal sax moom lañ ci warul def ngir joxoon nañ ko jur ba pare bon waruñu koo laal joxoon nañ ko jur ba pare comme maanaam commune Nguéniène mooy lan mooy seen xalaat ak seen conseil alal dootu fi am Nguéniène benn bureau la am amul ñaari bureau est-ce que xëj nañ fa tool bii ñuy wax ni tool bi amul bëri njëriñ ci Nguéniène tool bi xaal du fi woon ci commune Nguéniène bi te suufu Nguéniène lay liggéey xaal bu fi génn Sandiara la moo koy utilisé woo alal bu fi génne a Sandiara koy jël Nguéniène amu fi tous bu fekkee ay nit a fay liggéey calculel xaal boo koy jiw 20 jours la buy jël nit ay 100 personnes la 2000 francs calculel amul ku la koo mën a taxaw mu ne tool bi lay liggéey dama fi am 300 000 par mois amul xam nga 300 000 ba campagne bi jeex mënoo koo am loolu dafa am njëriñ sur les 2000 francs dafa mat dépasse. ma jàkkaarloo nag Macky Sall ma ne ko alal bi nekk ci réew mi nit ki wut alal ñun ñoo wut alalu réew mi ñun ñoo yore alalam kenn waru ko nax saay tubaab bi xeexul école tubaab bi suuf lay xeex ku téye sa suuf téye sa baat ngir bu téye suuf téye sa xiif boo déggee ñu toog fii toroxuñu jur yi ñu fi yor ak suuf seeta ñun dañuy béy di sàmm bu fekkee tubaab bi dafa jóge fee nag tubaab bu ñëw tubaab moo ñëw pour doole foo calculer njàm bi fi nekkoon moo continué tubaab bi bu ñëwee di jàpp ay nit yu ñu lañ doon àndal ñu jàppale leen si ñu yóbbu looloo fi nekk nag
dara changé wu day gën a bon sax ngir booba da nga doon bu la neexoon nga xeex waaye léegi xeex amatul loi la loi moo ñu tànke bu ku ne loo def da nga ko war a wax Macky Sall bu fekkee ne dafa xool suuf suñu caxate ko jox ko tubaab yi koy boo ñu toxu luñ fiy def ñu war a développer Sénégal ñun ñu fi dëkk ñu war a développer Sénégal tubaab duñ ko fa développer bu fekkoon tubaab daf koy développer bu ñu noté ba par nit réew mi dem na ñu bàyyi ak suñu suuf fi ñuy sàmmee Nguéniène ci biir département Mbour moo fi ëpp nag te ruq bii la gis nga fii bu ñuy jógee Jolof dañ koy njëkkante ñii njëkkañe bu ñu ñëwee fees yow da ngay continuer Sine Saloum gis nga boo nee sa nag bi cap balaa borset sous-préfet fekk la foo dëkk nga ne ko ci commune Nguéniène mu ne la awaas doo fi taxaw di nga yàq suñu tool yi mënoo ci dara ngir ñoom ñoo ko toog waxtaane ko daaw àll bi yëpp manga naa fa fu ma samp balaa borset sous-préfet ma jóge fi mënoo bañ amul bañ seen dëkk la ñëw dindi seen àll dindil seen nag boo fa buggee yokku mu ne da ngeen yàq suñu tool yi mënoo ci dara ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo bëgg a nangu seen suuf kenn ngi ni nag di wuyoo ci turu Idi moom nag bokkoon na ci ñi nga xamante ni keroog boobu gendarmerie teg na leen loxo ndax nag dégg nañ fi am na ñoo xamante ni ñu ngi weddi li ñu wax waaye nag weddi moom gis bokku ci weddi woon nañ nataal yi nga xamante ni publier woon nañ ko waaye nag tungu ne du teew ñuy nataal loolu moom olof moom moo ko wax xamu nuñ koy waxee ci séeréer xam naa ne suñu mbokk séeréer après dinañ ma wax tungu ne du teew ñuy nataal nuñ koy waxee ci séeréer Idi nuyu nañ la. waaw maa leen di fay. Idi yow bokkoon nga ci ñi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo keroog ci coow li. waaw exactement man bokkoon naa ci ñi nga xamante ne moom la gendarmerie tegoon loxo. yóbbu ñu Joal après kon ne seen Mbour. waaw coow li mën nga ñëw wax nan la demee woon bañ teg leen loxo. waaw exactement coow li mun naa wax nu mu demee woon parce que coow li man sama néeg la ma fekk may seetaan ministre bi c'était vers 10 heures. automatiquement gendarmerie ñëw def tuuru kër gi waaw bu ñu defee tuuru kër laaj na loolu nag ñu ne ma gendarmerie ma nag ma léegi mu ñëw di wër suñu kër gars yi ne ma ma ne bàyyi leen nag bu leen répondre provocation bi comme day provoqué bàyyi leen ko foofu xëy na bu toogee yow ba sonn gisul kenn dina dem ñibbi waaw. exactement dafa am lu xewoon lu yàgg parce que dafa am sama tool bu nekk fii boo xam ne ñu ngi ko coow depuis daaw ba léegi tool bi andi problème bu rëy parce que maire yi moo ko délibéré ci conditions yoo xamante ne vraiment doy na waa trop waaw population bi nag jóg soulevé ne nag du ci dal parce que comme espace bu ndaw bi rek moo ñu dese fu mu toll nii bii nag du ñu bàyyi mu demee noonu nag espace bu nekkoon côté nord bi ci Balabougou boobu jël ngeen ko bu nekkoon côté sud bi boobu jëlati ngeen ko léegi mu des bii cundum bii nag population bi nag bii nag du dalee noonu nag bii moom vraiment kenn du ko jëlee noonu nag waaw parce que bii rek moo fi sa fu mu toll nii pour nag yi pour yenn tool yi waaw. léegi du ci dal nag loolu wala gendarmerie ñëw. waaw man jàpp naa looloo tax gendarmerie ñëw fi singili suñu kër gi te du suñu kër gi kese dañoo. mais xam naa ne dañoo singale moo taxoon ma ne bu fa kenn dem bu kenn répondre provocation yi. léegi nag bu xale yi demee bàyyi lu ñu seetaan lu ñuy def ñun mag ñu toog ci kër gi ba ci yàgg remarqué ne xale yi nekkatuñu fi. ñu dégg sox yi ne bàyyi ñu daw rek la ji. ay sox lan. ay sox grenade lacrymogène xaw ma ay bal. parce que ay bal tël parce que dégg naa ay tël ma gis saxaar si waaw boo dama daw sax bu may dem. waaw bu ma demee laa ne kaay la ñuy waxtaan ana chef bi chef kaa ñu waxtaan mag yow kaa ñu gisee. mais automatiquement man sax xaaru ñëw fu may waxee. kaay la ñuy waxtaan ñu jàpp benn booy baa ngi naaj ci ma ne est-ce que ma xool blessure booy bi ndax blessure grave ñu ne ma yow sax dañu la yóbbaale. ma ne ko non man ragal ma gendarmerie di. man gendarmerie bu ma ko gisee damay kontaan damay féex. xam ne am naa sécurité. waaw bu ma leen damay kontaan damay féex am naa sécurité ñu jàpp sama loxo yi di manote. sànni ci kaw oto ba. manote yooyu la ñu jëlaat buuma encore takkaat ma ci oto bi. man ne lii yëpp jëru ko man bu ngeen mënee yëg rek damay yëg sans problème waaw man bu ngeen mënee yëg rek damay yëg parce que ma gisee ma damay kontaan nii waaw léegi ñeneen paa yi daw si woon nag ku daw balaa ngay wàcc yoon bi sax gars yi attaqué la wër la dóor yu métti takk la yóbbum gendarmerie ils étaient armés jusqu'aux dents ils étaient en 3 véhicules ñetti oto yu fees dal la woon armés nag jusqu'aux dents seen matériel yi bàyyiwuñ ci dara lépp lañ andi mel ni koy dem guerre waaw te xale yi xeexuñu xale yi bu ñu xeexoon mu graw parce que man dégg naa ñuy wax ay xeer sax mais xeer yi ci oto gendarmerie laa ko gis. ñoom ñoo doon sànni xeer. ci oto gendarmerie laa gis xeer yi. waaw donc dama jàpp ne échantillon xeer yooyu amul suñu côté bi sax d'ailleurs façon xeer yu ñu yoroon boo waree fii doo ko fi gis doo gis façon xeer yooyu donc man jàpp naa dañu ko andi woon pour tiiñal xale yi. waaw parce que mag ñu jàpp yëpp
dëgg-dëgg mag ñooñu amuñ kenn koo xam ne sànni na xer. am na ñoo xam ne sax paa bu ñu jàppoon paa boo xamante ne buy dox da ngay gis trace tànk yi ce qui veut dire que mënut a dox. ñu jàppale ko yóbbu ko ci biir au niveau de 87 ans waaw. léegi bi ñu la yóbboo yow fan lañ la gaañee. man bu ñu demee ba gendarmerie ñu enquête ma vraiment enquête bi tamit c'est bien vrai que bu ñu ma enquête boobu ñu ma mandaté. waaw te xëcceewu ma defuma dara j'étais tranquille mais teewul ñu ngi ma mandaté enquête moo pare ñu toog léegi bu ñu demee bu signature yi xanaa kañ nit ki nag boo ko enquêté ba pare lu mu métti balaa nga koy jox ne ko signal boo nga présenté ko pay ne ko mun lam liiral comme yàlla def na man jàng naa mun naa lii xëy na ñu mënul woon lii sax balaa nga leen signaloon nga tekkil leen ko bokk ne ko lii ak lii lañu laaj yow nga wax lii ak lii loolu lañ bëgg nga signé mais man comme yàlla def na mun na naa liir jàngalekat laa directeur d'école laa ñu permettre ma lire mais déedéet dañ ma liiral dañ ma signé ma ne waaw léegi may leen ma lire tuuti bokk ñu ne amuñ temps dafa guddi te dañ leen yóbbu bu ñëwaat amuñ temps boobu may leen déet man naa leen doog a signé ñu dóor ma fii xoolal fii gis nga fii nii ci lañ ma dóor fii bu affaire bi xam bu affaire yi toj ma ne leen léegi bàyyi leen dóor yi ma signé bàyyi leen dóor yi ma signé jëlu dóor comme da nga may torturer pour ma signé dinaa signé lépp mais loolu laa njëkk a wax procureur waaw parce que man pour man am naa droit signé waaw. mais am nga droit lire bala ngaa signé. am naa droit lire bala may signé. léegi ma ne léegi ce dossier yëpp sax bëgg jox ma ko ma signé comme da nga ma bëgg a rey pour ma signé waaw. après nga signé. après ma signé sans lire. liiru ma benn mot sax. dama jël rek fan la fii la ma signé. liiru ma sax parce que xamoon naa ma bëggoon taxaw di yoxi dañ may gaañ waaw dëgg sama yaram bi du dóor. après exactement. gendarmerie dafa ñëw keroog pour torturer waa dëkk bi ngir doomu Espagne man vraiment keroog reconnaître ma suñu gendarmerie Sénégal gendarmerie nationale Sénégal reconnaître ma ko parce que gendarmerie nationale Sénégal son savoir-être son savoir-faire vraiment man ko gisatuma ko man dama remarqué ne ay nit yoo xamante ne dañoo ñëwoon pour rey population bi ñoo ñëwoon loolu laa gisoon keroog waaw loolu laa gisoon keroog mais reconnaître ma gendarmerie sénégalaise. kan ngeen génn. ñun bu ñu yóbbu Mbour altine ci ngoon lañu egg Mbour ay côté timis ñu dem fu ñu fanaan fa yenduwaat tribunal procureur amuloon jot pour du entendre ni keroog ñu dem fanaanat boo ko jour beneen jour ba ñu yenduwaat ñu ñëw vers les coups de 15h 16h mu libéré ñu. procureur bàyyi ñu. enquête ñu nag. enquête ñu. dafa ñëw def appel. ñëpp répondre présent mu ne pas bu lu tax ngeen di xaar gendarmerie pas bi ne ko ñun daaw ba léegi ñu ngi coow mais mosuñoo dégg foo xamante ne da nga fa dégg xeex ñun violence waxuñ ci dara violence zéro naka jëkk loolu la ñuy wax am na lu ñu naqari dinañ manifester wu mais nag duñu mos a yóbbu violence waaw daaw ba léegi ñu yóbbu mais duñu mos a yóbbu violence waaw mu ne procureur teg ci ñooñu bu leen xeex ak gendarmerie kenn du xeex ak moom jóg leen ñibbi bu ñu leen soxlaa dinañ leen woo ngeen ñëw uyu si ci condition yi lañ ñibbi si. am ngeen ci mbetteel de. ci condition yi lañ ñibbi si non amuñ ci mbetteel parce que defuñu infraction yaakaar na man damaa jàpp man sama bopp personnellement. téye bi ñu leen téye gendarmerie ñu ma doon naan instituteur modérateur loolu lañ ma doon wax. kon ban condition moo ñu taxoon téye ma dem nañ ba si waa ñu ne kii kat amul dara lañ ko téye. kii amuñ dara lañ ko téye nañ ko libéré mu dem loolu lañ wax si wàll kon jàppoon naa ne man mënuñu maa téye quoi parce que bu laa ñuy téye xanaa da nga def dara waaw te ñun ñëpp ñu fu ñu téye woon amuñ ci kenn koo xam ne def nañ dara. xale yi déterminé nañ dama lay wax sax plus que jamais déterminé mais nag ils sont obligés parce que amuñu leneen lii moo fi sës te ñoom xale yëpp amu ci kenn koo xamante ne am nga ay tool yoo xamante ne moom am nga ko pour béy da ngay am tuuti tool ne fii kat bu ma ko béy naa ko béy ak jur yi. comme ñaari activité économique yooyu lañ fi nekk ñoom ci la ñuy tedd di tëddal seen njaboot ñii di béy ak sàmm bi da ngay am tuuti tool ne espace bi naa ko bàyyil pour nag yi léegi espace boobu ñu ne nañ ko bàyyi nag pour jur yi espace yooyu ñu bëgg koo jox ab tubaab xale yi mun ñoo ñàkk déterminé wu kon daal bëggu leen tool bi. waaw déedéet tool bi moom soxlawuñ ko parce que ñoo amaluñ njëriñ ak sincèrement bu fekkoon ne amaluñ njëriñ kon nañ ko mais amaluñu benn njëriñ amaluñu ko waaw amaluñ njëriñ sincèrement. voilà mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni Idy yëkkati na ko fii
coow li nga xamante ni amoon na bërki Dembo Ndiaye digganteem ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa gendarmerie di takk der yi nga xamante ni ñëw nañ fi ni nga xamante ni noonu la ñu jëflantee ak ñoom ba léegi rek ci reportage bi fii ci Balabougou ñi ngi ak ki nga xamante ni mooy wax ci kàddu jeunes yi sëñ bi tur bi nan la. Mbagnick Diouf. Mbagnick léegi yow lan nga ñu mën a wax ci tool bi nga xamante ni nag moom mooy projet bi am fii ci seen suuf si. bëggoon naa d' abord balaa ma wax ci tool bi di andi coow li. ma wax ci les 150 hectares qui ont été d' abord ñu njëkkoon a jox projet bi. 150 hectares à Balabougou. 150 hectares à Balabougou. plus 55 hectares à Ndiémane. c' est toujours dans la commune de Nguéniène. léegi nag ñu bëggoon mairie bi wax ñu 150 hectares yooyu ak 54 hectares yooyu. les recettes générées les fonds générés par ces deux champs là balaa ñuy dem feneen balaa ñuy ne naam ne fa nañ ñu wax ci lee ba pare balaa ñuy wax ci leneen ma bëggoon aussi maire bi wax ñu la responsabilité sociétale du projet Prodimel concernant les villages où est implanté le projet balaa ñuy wax leneen lu dul loolu bëggoon naa aussi andi quelques rek démentis concernant chef de village yu Balabougou bii naan projet bii nii taxaw bi andi coow li nii population bi dañ cee ànd. waxul chef de village bu Balabougou. chef de village bu Balabougou boo gisee mu wax lii il gère ses intérêts il est employé comme vigile tool bi njëkk bi toolu 150 hectares bi en tant que chef de village il est employé là-bas comme vigile donc il défend ses intérêts beneen chef de village bi muy chef de village bu Nguéniène Peul avec son conseiller man du ma tudd seen tour mais seen dëkk laay wax. ñoom ñoo ne population bi ànd ñu ci tool bi te population bi mosu cee ànd tey mosu cee ànd ëllëg parce que lii kese moo ñu dese comme zone de pâturage léegi bu ñu jëlee fee ne 150 hectares jël fee 55 hectares espace bu ndaw fii nii des fii nii 100 hectares ñu bëgg ko foqalti ci loxo population kon fan la ñuy dem ak suñu jur yi xaal baax na mais dama yaakaar ne xaal booy ngente doo rey xaal. booy tudd doo rey xaal. booy nama yàlla bàyyi boo demee ba sa kenn ci bu dëj amee doo rey xaal naa mun na ñëw bel xaal mais aussi ñu bàyyil nag yi fu ñu leen sàmmee ah je pense que population bi am na droit ne fii nag moo desoon ci suuf si bàyyi leen ko ah. parce que ñoom dañuy wax ne coow li yëpp benn kër la rek benn kër moo bañ projet bi. là aussi ba bëgg a apporter démenti bu ñu nee benn kër moo bañ tool bi dañuy wax lu leen neex benn kër gi ne est-ce que mun na défendre toute une population. Balabougou ngi fi Ndiémane ngi fi Ndofane mu ngi fi Aga mu ngi fi Ndianda mu ngi fi Foa mu ngi fi Ndofane mu ngi fi est-ce que loolu benn kër la ay dëkk laa la limal ma la kër ah kon nag nañu bàyyi dëkk dañuy utiliser tool bi dëkk boobu yëpp dañuy utiliser tool bi dëkk boobu yëpp dañuy utiliser espace yi pour sàmm seen nag yi ah kon nag nañu bàyyi di naan kër famille Diogul mooy bañ tool bi nañu bàyyi seen wax jooju nañu bàyyi famille Diogul bi ñu sëngale famille Diogul bi bañu tool bi li koy bañ ay dëkk la du kër. ndax da leen amul njëriñ. amaluñu njëriñ. amaluñu njëriñ. jeunes yi à part quelques jeunes ñiy liggéey ci tool bi fee ne ñi ci des seen jardin yi la ñu yaakaar der la ñu yaakaar mbéyum arrosé gis nga année yi ni mu demee presque ndox amul ñu ci bëri dañuy toog croiser les bras ñenn ñi dem en ville ñii di maçon ñii di manœuvre journée 2000 francs koo xamante ne mu ñu la laa jël tel balaa ñu lay jëlati muy 1 mois wala 15 jours est-ce que loolu calculer ko ñaata année nga faral liggéey pour tabax kër ñaata année nga faral liggéey pour tabax kër ah mun nga dem tey ñu jël la nga liggéey balaa ñu lay jëlati yàlla xam balaa ñu lay jëlati yàlla xam ma bëggoon aussi yéen journalistes yi ngeen dem ba foofu gëstu yan condition la nit ñi di travailler foofu parce que day yomb loolu ñun ñu toog fii di wax di leen ne lii moo fa am lee moo fa am lee moo fa am te yéen ñu mën a porter image partout dans le monde demu leen fa ba def seen investigation ba xam lan moo fay xew. incha allah dinañ ko def parce que looloo ñu fi indi sax moo tax ñu ñëw fii pour mën a xam yéen par rapport ak li xew donc nan ngeen ko dundee mais incha allah dinañ dem ba ca tool ba foofu tamit ñu def fa reportage bu mel nii ñoom ñu wax ñu li nga xamante ni donc loolu ngeen di wax nii. population bi moo gis mairie bi dañuy wax lu leen neex man j'ai un ami qui est conseiller moo may woo à chaque fois di ma naan tool bi saa yu conseil municipal amoon. te un certain conseiller qui habite l'autre village Nguéniène Peul waxuñ ci projet bi presque moom du bokk ci conseil municipal boobu day toog rek di assister comme ça
donc c'est lui et son chef de village qui ont défendu le projet mais nañu bàyyi di wax ne population bi ñoo bëgg projet bi am loolu wax teguñ ko fenn dañuy wax lu leen neex. beneen côté bi wax nañ ne fii ay bu njëkkoon ay nit ñoo jaay seen tool jox ko. amul fenn mun naa wax ne à part kër da ci jógul bii nii ak suñu kër man mi dëkk géej Diib Diouf géej Martin à part kër gii nii bari kër yi ñu fi njëkk fii nii suñu kër fii la njëkkoon nag avant muy taxu dem feneen donc lépp lu fi xew paa yi xam nañ ko suuf si mosuñ koo jaay suuf si sax lu tax ñu koy jaay suuf si domaine national la da nga am droit jaay suuf bay jaay suuf ah loolu kañ wax ju yàqu la. phase bii nii li fiy dépendre dama la mun a limal ay village rek mais mënuma laa limal parce que kër goo dem lu mu tuuti am na ñetti gett ah ñetti gett pour espace bi 100 hectares ah pour ñaata village laa la limal Balabu Géej Ngolna Ndofane Fouta Aga ah ñaata village ne serait-ce que juróom-benn village yooyu ñaata kër la kër goo nekk kër goo dem am na lu mu tuuti ñetti gett imagine ñaata nag ñooy tase fii nii ñaata xar ñooy tase fii nii ñaata béy ñooy tase fii nii ah nañ ñu bàyyi suñu suuf. nañ ñu bàyyi suñu suuf mairie bi buñ ñu mënul a dimbale jéem a investir ci dëkk yi nañ ñu bàyyi suñu seen wax la rek ñoom ñu bëggoon tool bi ñooy andi loolu ñu naan population bi daa bëggoon a boycotter parrainage bi parce que maire bi nangu la andi suñu kii bi ah tool bi lan lay jotee ak parrainage ñooy wax seen wax rek wax ju yàqu la ah ñoom daal lépp la ñu mun a def pour tool bi am dinañ ko def. yéen tamit noo leen mën a def pour tool ba ñam di ngeen ko def. dinañ ko def. jërëjëf mbokku téléspectateurs yi doon seetaan Mbour TV mu nekkoon nag benn reportage boo xamante ni ñëwoon nañu fii ci Balabougou doon leen ko présenté mu jëm ci nag tool bi nga xamante ni moom moo nekk fii di toolu xaal bu ñu fi bëgg a def bu jëm ci 100 hectares askan wi nga xamante ni nag ñoom ñoo fi nekk bokk ci juróom-benni village yi ñoom nee nañu nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko suba nanguwuñ ko ëllëg ñi ngi interpellé directement le président de la république ngir nag ñu wax ci suuf si ndax coowum suuf gis nañ ni fan yi moom jéggi na dayote buñ ci moytuwul pire dina ci am niñ ko waxee maire Nguéniène bi nga xamante ni moo doon dossier bi moom tamit lim ci waxoon a def na jóg def ko ci comme da cee war a wax na jóg wax ci da cee war a dox na jóg dox ci moom moo hérité li nga xamante ni moom mooy dossier bi donc warul wax rek que ni état continuité la toog jàpp ñàmburam daf ko war a suivre xool intérêt askan wi bu dee intérêt askan wi moom moo ëpp téeméeri junni yoon intérêt tubaab ñu jël suuf si delloo ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi ndax askan wi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko soxla ñoom ñoo koy yittewoo nañ ko bàyyee ak ñoom jërë ngeen jëf.